salaamaaleykum sunu fidèle auditeur ak auditrice su sunu Kër FM comme nuñ koy defee rek les samedis ci seen émission Écho des jeunes tey nag dañu ñëw ngir waxtaanee agriculture muy mbay ñu nax ci ànd nag ak benn jeune bu dëkkee fële sa Rosso Béthio mu tudd Fara Diop tey nag Fara Diop la ñu àndal ci seen émission Écho des jeunes ñu nar a waxtaanee lépp li nga xamante ni mbay la ay activités yu muy def la fële ca Rosso Béthio ca vallée du fleuve Sénégal Fara maa ngi lay bàyyi nag nga nuyoo ak sunu auditeurs yi su ko defee rek ñu gën a xam sunu invité kan la Fara dalal ak jàmm ci sa émission. waaleykum salaam maa ngi leen di fay auditeurs et auditrices yëpp maa ngi tudd Fara Diop maa ngi dëkk commune bu Rosso Béthio di jeune agriculteur nekk ci vallée du fleuve Sénégal jërëjëf. waaw Fara jërëjëf dalal ak jàmm waa ci sa biir présentation nee nga yaa ngi nekk ci commune de Rosso Béthio ci vallée du fleuve Sénégal te bu ñu waxee vallée du fleuve Sénégal rek xam nañu foofu lu ñu naan zone de forte croissance agricole la maanaam mbay mi dafay yëngatu lu bëri sax te jeunes yi tamit nekk fa di fa def ay diverses activités léegi nag yow ma bëggoon rek nga wax ñu yan activité ngay def foofu noonu lan mooy sa activité yow. waaw jërëjëf fii sunu principale activité mbayum ceeb la maanaam ceebu vallée bi fii nu koy bayee daanu bay ñaari saison bu naan saison des pluies mooy saison normale ak contre saison si cuvette bu naan Grande Teelel fii si diwaanu Rosso Béthio mooy sunu principal. waaw Fara jërëjëf ci tontu bi waaw comme ni nga ko waxee rek ci mbayum ceeb ngay yëngatu foofu ca Rosso Béthio waaye léegi ma la doon laaj xam nga ceeb luñ naan ñun fii Sénégal daanaka moom mooy sunu plat national waaw ñun moom ceeb rek la ñuy utiliser te dañuy wax ni que ceeb dafa nekk activité mbayum ceeb dafa nekk activité boo xamante ni luñ naan dafa xaw a metti waaw dafa xaw a métti trop yow en tant que jeune nga nekkee ci activité boobu noonu te ñuy dégg que ndaw ñi ci côté boobu côté Rosso bi dañ ci yëngatu lu bëri loolu ci mën a wax yéen yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel ci mbayum ceeb bi. waaw jërëjëf si sa laaj bi mbayum ceeb metti na ñun ñi koy bay fii ñun du ñuy jànkonteeg ay difficultés métti parce que moom lu nu am moom lu ñuy yëngatoo fii moom lu ñuy yaakaar. ci activité bi ñuy def daal maanaam fii ci vallée bi duy am yenn problème yi mooy ci problème mu jumtukaay aussi képp kuy bay aussi laaj na nga am fond li naan maanaam wàllu financement yooyu par daf ñuy poser ay kii problème aussi tamit ceeb bi buñ ko ba bayee en cours ñu ci am yenn difficulté parce que ay problème mu picc maanaam yooyu yëpp dafa si wàll si bu nu bàyyi tamit mu tombé saison bu naan saison des pluies si sunu mbay bu ne fi nawet bi fekkee du ñuy njëkkanteeg nawet bi maanaam lu bare si ceeb bi day yàqu ndax nawet bi daal parce que li ñu koy yóbbee mooy retard bu ñu def parce que du ñuy am problème yi li nga xam ni financement la. bu nu waroon commencé temps duñ ko commencé moom moo tax ñuy dugg ci nawet bi yooyu yëpp difficulté li nga xam ne la ñoo ngi koy jànkoonte fii ci vallée bi bu nu bàyyi par nag wàllu récolte ay machines yi nga xam ne duñ koy récolte machine yi doyul daal loolu daal daf ñuy poser problème mag sax loolu sax. waaw Fara ci problème yi nga daaneel noonu rek ci la ñuy desandi ba tey. muy problème fond bi nga wax ak problème matériel bi nga wax loolu moom xam naa dinañ ci gën a ñëw dinañ ci gën a xuus léegi ma laaj la xam nga bu ñu nee ceeb mooy waxoon naa la ko ci kaw mooy que ñun moom la ñuy utiliser fii ci Sénégal chaque jour moom la ñuy utiliser waaw mën naa ko waxee noonu te yéen yaa ngi wax ni que da ngeen di jànkuwanteel ay problèmes yu bëre te ci bu yàggul gis nañ ni état dem na def tournée. te état mi ngi wax ba tey ni que Sénégal dafa war a atteindre autosuffisance en riz ak problème yii nii nga fi lim ak tournée bi mu def est-ce que jàppoo ni woon que moom jotut woon mu jiitu ñëw ci yéen ba pare
comme xaan nga mu ñëw daal di ñëw ci yéen xool yéen ñan jafe-jafe ngeen di jànkonteel ak politique boobu noonu mu bëgg a teg mooy ñun dañu war a atteindre suñu autosuffisance en riz yow loolu lu nga ci mën a wax waaw loo ci mën a doole. waaw président jàpp naa ne fii la waroon njëkkee tournée économique bu doon def ndax ceeb dafa nekk loo xam ne ci Sénégal moo ëpp li ñuy dundee parce que moom en 2012 bi muy soog a ñëw ci réew mi tey waxoon na programme boo xam ni soxla na autosuffisance en riz en 2017 mais ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi di acteurs yi ñun xamoon loolu mënoo ne parce que président dafa ñu ci boolewul parce que ñii yëngu ci loolu nekk ci depuis bi nu juddoo ba léegi da nga leen ciy boole parce que ñu ñooy bay ceeb fii ci vallée bi maintenant mbayum ceeb tey ak difficulté yépp yi nga ci xam ne ñoo ngi ko ci jànkoteel état dafa liggéeyam parce que structure yi nga xam ne ñoom la fi bàyyi pour wàll boobu ñoom seen liggéey dafa xaw a sooxe fii moo tax problème yépp tey ñu koy jànkoonte ci mbayum vallée du fleuve Sénégal. waaw Fara tontu bi gën a dina am solo di am yaakaar ni rek président moom fii ak tournée bi incha allah dina fa jaar te comme ni nga ko waxee mooy ceeb ñun dafa bokk ci suñu dundin waa te yaa ngi wax ni 2012 président bi mu ñëwee doon na wax ni que Sénégal dafa war a atteindre autosuffisance am en riz en 2017 te boobu ba tey gis nañ ni que voilà politique boobu noonu que comme ni nga ko waxee dafa xaw a sooxe xëy na ni dina tegaat yeneen mesures yoo xamante ni ay plan d'action yu muy mettre en place pour ñu mën a atteindre suñu autosuffisance en riz bañ di jéggaane waaw parce que xam nañ ni ay macha allah ay jeunes yu dynamique ñu ngi ci vallée bi te ñi ngi yëngatu ci ceeb bi di ci def ay activité daal yu doy waar xam naa ne daal loolu dina ko gën a xoolaat waaye Fara am na li nga wax ci sa biir wax mooy que am na ay structure yu ñu teg foofu noonu xëy na ñoom tamit muy xaw a sooxe waaye tamit am na yenn structure yi ay bailleurs yi nga xamante ni yooyu du ay bailleurs yi nga xamante ni gouvernement bi moo ko teg ñooñu tamit ñi ngi jàppale jeunes yi bu baax a baax yow loolu loon ci mën a wax est-ce que yéen ngi dem ci structure yooyu bañ a yem rek tamit ci structure yi nga xamante ni état ñoom ñoo leen fi teg comme te nee nga structure yi fi état yi teg ñoom dañuy xaw a sooxe nañ sax waa lajj nañ mais est-ce que tamit yeneen structure yi nga xamante ni ñi ngi fi nekk di jàppale ay jeunes est-ce que yéen ngi dem ci ñooñu pour ñoom tamit ñu gën leen mën a jàppale. waaw loolu dëgg la loolu am na ay bailleurs yoo xam ne ak ay investisseurs ak ay bonne volonté yoo xam ne ak ay organisation yoo xam ne ñoom ñoo ngi jàppale baykat yi bu baax sax te aussi ñun ñooy dem ci ñoom tey boo xoolee tey bu nu demee campagne li ëpp ci baykat yi ñoo leen di financer vraiment ñoom ñuy jàppale bu baax sax ñoo ñuy accompagner bu baax ci mbay mi ñu def fii ci vallée bi fleuve Sénégal grâce à ñoo xam ni ay bonne volonté ak ay investisseurs yoo xam ne bu ñuy dem campagne ñoom ñii ñooy financer parce que baykat yi du ñuy def ay comité ak ay section yi ñoom ñooy dajale seen président dem wax ak bailleur boobu ni tant d'hectares nu am la section yi am ñooñu daal leen si financer jàpp leen bu baax vraiment ñoo ñuy jàppale si côté boobu. waaw Fara di am yaakaar rek financement yooyu noonu nga investisseurs yi di leen octroyer que di ngeen ci jot te dinañ ko gën a yaatal itam. waaw ma lay laaj xam nga sànq ci kaw yaa ngi doon wax affaire matériel est-ce que bailleurs yéen nga fi wax ñi ngi leen di jàppale est-ce que ñoom ñi ngi leen di jox fonds kese lañ leen di jox est-ce que dañ leen di jox matériel wala dañ leen di jox lu ñu naan outiller leen ci ngeen gën a mën a xam technique yi ñuy bayee su ko defee ngeen mën a préparer wu ci ay genre comme sànq kii yi nga doon wax picc yi ñëw di lekk ak ci genre inondation yi parce que tamit bu inondation yi amee mooy wax nga ko sànq lu ñaan ceeb bi dafay yàqu est-ce que yow investisseurs yooyu noonu fonds kese lañ leen di jox est-ce que dañ leen di jox matériel est-ce que tamit dañ leen di jàngal nan la ñuy bayee bu baax a baax parce que gis nañ ni fii ci àdduna bi yëpp réew yi développé yëpp mbay ma moo leen développé moo tax seen réew am fu mu toll tey te ñun saxit ni jël nañu mbay léegi def ko sunu activité principale pour rek sunu pays mën a développé est-ce que yow tey bailleurs yooyu noonu ñu ngi leen di jox ci fonds kese lañ yem est-ce que ñi ngi def matériel est-ce que ñi ngi def itam lu ñu naan jàngale yeneen technique yu bees ngir ngeen gën a mën a lu ñu naan moderniser mbay bi.
waaw bailleurs yi ñoo ngi jàppale mais côté matériel non non duñu si impliqué parce que ñoom foore nu la jox li ko demee ni intrant mooy wàllu semence engrais ak produit yooyu noonu nuy accompagner daal yooyu ñuy jox pour ñu dem campagne mais bu dee wàllu matériel wala wàllu formation ñoom duñu yëngu ci côté boobu moom daal bu ñu soxloo li nga xam ne ay jumtukaay yi nga xam ne ci wàllu fond daal intrant yooyu moom daan nu si dimbali aussi xëy na am na si benn yoo xam ne tey ñoom du ñu yore entreprise yor machine yoo xam ne ay décortiqueur la xam ne bu ceeb bu fekkee dafa ñor fekkee ñoom ñoo la financé ñoom seen ay décortiqueur bu nekkee fekkee jàppul ñoom daa am envoyé seen ay décortiqueur ñu ñëw participer ci kii bi ci participer ci récolte bi daal waaw loolu daal moom daan na jàppal mais comme ay jumtukaayu matériel ak formation non non loolu duñ ko defal baykat yi foore mën ñuy jox. waa Fara comme ni nga ko waxee xam nga yaa ngi wax léegi waxi intrant ak mooy semence bi loolu moom lu ñu naan mooy problème mu faar bépp baykat waa intrant lu ñu naan baykat yi Sénégal yépp loolu dañ koy jàmbat tout le temps yéen tamit est-ce que yéen a ngi déglu seen ministre de l'agriculture parce que moom ci bu yàggut mi ngi wax ni que ren am nañu yaakaar ni mbay mi dina baax fii ci Sénégal te teg si sax dina joxe ni ñu koy waxee tey ci ay semence dinañ ko distribuer ba baykat yépp a jot si. léegi yow laaj bi mooy est-ce que yéen jeunes yi foofu noonu luñ naan ci Rosso bi ngeen nekk est-ce que am ngeen accès ci suuf si waat parce que luñ naan semence luñ naan fond luñ naan matériel bi nga doon souligner sànq léegi suuf si moom dafa nekk problème yéen ndaw ñi est-ce que yéen ndaw ñi am ngeen accès ci suuf si. waaw question bi nga laaj am na solo trop ñun ndaw ñi ñun suñu problème majeur mooy suuf ñun ndaw ñi amuñu suuf. suuf moom mooy suñu problème majeur te ñun bu ñu soxlee suuf pour bay pour dem campagne du ñuy loué l'hectare am na ñoo xam ne hectare ça dépend si zone yi ngay bayee am na ñoo xam ne ay hectare 100 000 ñi hectare 150 000 ñi hectare de 200 000 parce que fii borom doole yi ñoom ñoo aakimoo suuf si tey boo demee demander pour ñu jox la suuf structure de l'état yooyu borom doole ñu koy jox wala sëriñ si moo tax ñun ñi ndaw ñi moom problème suuf mooy suñu problème ak problème semence bi nga xam ne tey képp ku bëgg semence yow yaa ngi dem di jëndi mais gars yi ministre bi yooyu ay ci wàllu waxu politique rek lañ lay wax mais semence moom boo ko bëggee da nga dem jëndi wala nga jël sa semence vrac mooy ceeb bi nga xam ne da nga ko ba beneen daaw am ñu koy jaay nga dem jëndi ko beesaat ko defaraat ko certifié ko mën ko yóbbu sa tool jërëjëf. ah Fara ku wax bay rek di nga wax suuf nga njëkk a xalaat te comme te tey suuf bi dafa nekk problème ci yéen lu ñu naan dooleeku na waat nekk beneen problème majeur kon dina gën a metti ñun tey ñu mën a atteindre suñu autosuffisance en riz boobu noonu président doon wax. ah wax dëgg yàlla xëy na ñoom tamit dina ci gën a bàyyi xel jàppale jeunes yi parce que tamit yéenay relève bi waa Fara xam nga luñ naan Covid dafa ñëw luñ naan def impact bu doy waar sax lu kenn préparé wul woon léegi nag jamono ji nag ñi ngi dégg ñuy wax rek ère post Covid yéen ère post Covid boobu noonu luñ naan après Covid yéen jeunes yi nekk foofu noonu nan ngeen koy préparé yéen perspective ngeen xamante ni yéen a ngi koy jël pour mën a après Covid luñ naan ngeen gën a secteur bi ngeen gën ko améliorer yi ngeen xamante ni doonu leen ko woon def wala defoon ngeen ko wala mu doon ay gàllankoor yi leen doon dal ci mbay bi après post Covid bii nii ñuy wax lan ngeen ci yéen perspective daal ngeen teg pour mën a gën a luñ naan développer le secteur bi. waaw Covid bi moom indi noonu ay jafe-jafe yu mag sax Covid bi indi noonu ay jafe-jafe yu rëy rëy ci wàllu mbay mi fii ci vallée jeunes yi nag moom campagne bi ñu génn lépp lu si jànkonte si ay jafe-jafe ak li nga xam ne daal def nañ ko si ay amélioration daal gën a yokk li nga xam ne si jafe-jafe yi muy indi nag daanaka moytu bu baax mën ko jéggi daal ba campagne bi ñu jëm muy campagne contre saison bi ñu mën a teel a commencé parce que duñu daan dem ba mars ñuy commencé moo ni indi jafe-jafe yi ñuy dugg si biir nawet bi
mais février daal début février incha allah daal ñu commencé ko teel a wax ak bailleurs yi ñu mën na teel a indil ay financement am na si ñoo xam ne nag moom ñoom si seen mbay ñoom ñuy financé seen bopp mais am na si ñoo xam ne xëy na genn wàll bu ñuy wuti genn wàll gi ñoom ñu réservé seen bopp daal loolu daal ci gouvernement bi daal war na mën a jàppale jeunes yi mën a gën a dugal loxoom ci mbay mi fii si Sénégal bu ko defee daal secteur bi daal ñu mën ko li ñu soxla ci wàllu ceeb ñu mën ko atteindre parce que Sénégal am nañu suuf am nañu ndox am nañu jant daal vraiment waruñu mën a dem di jéggaani ceeb daal vraiment moom fii li fi ne moom bu nguur gi liggéey bu baax a baax rek baykat yi tamit def seen wareef incha allah moom ceeb moom fii la ay jamono daal doon na ko wuti fenn. waa Kader si ñi nga daanelee noonu rek la ñuy tëjee suñu émission jeexalee ko fii mooy am nañ suuf am nañ ndox macha allah xale yaa ngi fii sawar nañu dynamique nañu teg si luñ naan pare nañ daal ngir suqali seen réew suqali lii di mbay bi jàpp ci ba ñu atteindre suñu autosuffisance en riz di wax ni rek di delluwaat di sàkku waaw di wax gouvernement yi ñoom tamit nañu gën a jàppale gestu xale yi jàppale leen parce que ba ñu am jot ci fonds yi jot ci luñ naan financement matériel yi jot ci subvention yi pourquoi pas daal di jot ci semence bi parce que dafa metti ak surtout aussi luñ naan suuf si waa di wax ni rek ñoom tamit luñ naan xëy na dinañ ci bàyyi xel incha allah ba yooyu problème yooyu yëpp ngeen xamante ni facteurs yooyu ngeen di jànkonteel ñoom dinañ ci jàpp ba ngeen jot ci am accès si suuf am accès si financement am accès si matériel waa ba ñu mën a am sunu indépendance si wàllum ceeb parce que nuñ koy waxee loolu sax fàtte nañ ko wax mooy ceeb bi luñ naan ceeb gënu ko waaw danga koy lekk léegi mu rees léegi macha allah kon nag nañu gën a miser si loolu noonu te surtout jeunesse bi ñu am ñu gën leen jàppale ba ñu gën a mën a développer sunu secteur agricole bi waa di la bàyyi yow Fara nga tàggatoo di wax sa dernier mot daal di ñaaxaale rek xale yi ñoom tamit waa di kontaan tamit ci nangu bi nga nangu ñëw ci sunu plateau bii nii mu partager ak ñun dañ naan li secteur agriculture mais ci mbayum ceeb waa di la bàyyi rek nga tàggatoo Fara. jërëjëf maa leen di gërëm di leen sant ci invité bi mu invité ci émission bi di ñaaxaat population bi di ñaax jeunes yi ñu gën a jublu ci mbay mi parce que mbaykat moom mooy li nga xam ne moom mooy doxal réew yi développé yépp mbay moo leen de développé nguur gi nag na jàppale jeunes yi parce que population bi comme ni nga ko waxoon sànq population jeune la te am nañu ay jeunes yu dynamique am nañu espace lu mooy suuf am nañu ndox am nañu jant te ceeb bii ñuy bay tey mooy ceeb bu baax la ceeb boo xam ne tey danga koy lekk léegi mu rees léegi c'est facile à digérer amul gomme aussi bariwul suukar vraiment nguur gi daal bu mënee gën a miser ci mbay mi gën a mën a jàppale nit ñi ci mbay mi accompagner ñu ci ay moyens technique ak moyens financiers ak ay matériel daal fii ci biir réew mi li ñu soxla pour atteindre ko ci autosuffisance en riz incha allah daan ko am ma leen gërëm di leen sant ci invité bi jërëjëf wasalaam. waaw jërëjëf Fara encore di kontaan bu baax a baax mbégte lañu am dala loolu la fii nii ba nga expliquer ñu problème yi nga xamante ni yéen jeunes yi nekkee ci côté Ross Béthio moom ngeen di jànkonteel di waxaat rek sunu gouvernement yi autorités yi nañu bàyyi xel bu baax a baax ci secteur bi nii bon ñoom sax xam nañ ko mais di ñaan rek nañ ko gën a améliorer ba jeunes yi gis ci seen bopp bu ñu mën atteindre suñu autosuffisance en riz di wax ni que ñi nga xamante ni ñi ngi waaj a dem màggal xam ngeen ni Touba incha allah yàggatul mardi la di leen ñaanal yoonu jàmm ñu dem ci jàmm dellu si jàmm te bu ñu fàtt tamit lu ñu naan mesure barrières yi nañ ko respecté su ko defee rek corona bi incha allah dina fi jóge ci nii rek la ñuy jeexalee am mbégte ñëwoon fii nii tey di partager waat ak suñu fidèles auditeurs yi beneen sujet muy agriculture kontaan bu baax a baax ki ko doon présenté di Maimouna Diop. Allez ba benn yoon incha allah.